asalaamaaleykum am mbégte àndaat ak yéen ci télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci àtte bi ñaareel bi yoon garab yu bon ñu jàppoon fële ca Touba Belel dàqaat nañu àtte boobule ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin bi ñu dëgmal àttekat bu cour d'appel bu Thiès nag moo yónnee aw këyit Amadou Ouri Diallo ngir mu ñëw teewee àtte boobule. bâtonnier ordre des avocats merlo bay futu union des magistrats du Sénégal UMS ñoom di ñaawlu bu baax kàddu yi tukkee ci maître Mbaye Guèye ñu jàpp ni dafay nduroo kay dànqaafu wala bokk xeetu xupp UMS jàpp it ni am na beneen yoon bu maître Mbaye Guèye mënoon jaar ngir am ngir wax li ko metti ci xibaar yi bokk na ci ba léegi jàngalekat yi ñuy yóbbu ci diwaan yu metti yi rawatina yu ruqe yi dañ leen war di gën a dolli ngóora di leen jox ay prime mu di ay kàddu yu tukkee ci gouverneur bu Sédhiou moom Habib Léon Ndiaye yëkkati kàddu yooyu de ci jamono jiñ doon wane revue annuelle éducation maanaam lépp lu tukkee ci wàllum jàng foofule ci région bu Sédhiou. xibaaru tàggat yaram ak football coupe du monde ba ñuy amal fële ca Pologne ci boppam lay doon àllarba bi ñu dëgmal mbokk yi loolee taxañ la ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi ñu dooree kook mbirum garab yu bon yooyu la ñu jàppoon ca Touba Belel procès en appel muy ñaareel bi tey jilee lañ ko dàqaatoon ca tribunal ci cour d'appel bu Thiès waaye dàqaat nañ ko ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin cour d'appel bi li ko waral mooy àttekat bi kon dafa yónnee aw kayit Amadou Ouri Diallo ngir mu ñëw teewee àtte boobule mu di dogal bu avocat partie civile yi di rafetlu bu baax a baax moom Amadou Ouri Diallo ci fàttali rek ni ñoom dañ ko jéggal ñu ne ba mu dem ñibbi ca Guinée ga mu dëkk du ñàkk laata ñuy tàggatoo dinañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop ca diwaanu Thiès ci wàllum yoon ba léegi Ousmane Meng mooy xale lu góor loolu yëkkati woon ay kàddu ca Facebook ne nañu faat ay soxna semaine wala weesu te ñu tegoon ko loxo moom nag kii di procureur li muy sàkk mooy ñu tëj ko ñaari atu kaso yoo xam ne juróom benn yi daf koy tëdd ca kaso ba li ca des ñu bàyyi ko mu dem Ousmane Meng nag dégg nañ fan yëpp ñu naan dafa amoon ay jafe-jafe ci wàllum xeer waaye procureur bi li mu jàpp mooy loolee dara mu ca ndax ca dossier bañ leen jébbal gisuñu ca benn këyit bu bàyyeekoo ci ab psychologue di wax naan dafa am ay problème mu xel dafa am ay jafe-jafe xel ba tax mu yëkkati kàddu yu ni mel moom Ousmane Meng nag kii di procureur bi di ci dolli ni jamono ji mu yëkkatee kàddu yi moo doy waar muy jamono ji Binta Camara faatoo ca diwaanu Tambacounda ay bés ci ginnaaw Kumba Yadd ca diwaanu Thiès jàpp leen rek ni gannaaw suba di àllarba ci la ñuy xaar verdict bi nar a tukkee ci tribunal bi. mbootaay bi ëmb magistrat yi fii ci Sénégal am lu leen metti muy kàddu yu tukkee ci maître Mbaye Guèye nekk bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal mu ngi ko yëkkati aljuma jële weesu jàpp ni yenn ci ay procureur du ñu doxal yoon ñoom nag waa UMS di ko naqarlu bu baax a baax ñu ne xeetu xupp lay ndural te moom maître Mbaye Guèye bu amee lu ko naqari am na yoon mu war a jaar ndax ñoom avocat ak magistrat li ñuy ànd di liggéey ñoom ñooy ànd di liggéey kon seenub communiqué Habib Faye moo ñu ko jàngatal. kuréel gi ëmb magistrat yu Sénégal yi ñoom ñi mer lañu def gannaaw kàddug bâtonnier de l'ordre des avocats bi jibee ci benn bataaxal ñoom magistrat yi ñuy wane ne merlu nañ bu baax anam ba nga xamante nit moom mi attaqué ne leen ko ñoom kuréel gi ne yooyu di ay tuuma yoo xamante nit bokkut benn yoon ci yoon ya ñu tëral ngir rek joxe cër ci diggante avocat ak kii di magistrat mbootaay googe ñoom ñuy fàttali ne rek amut benn yoon goo xamante ni tëral nañu ko boo xam ne day aaye ab njàppandal goo xamante ne ci biir prison la waaye tamit lépp la nga xamante ne am na ci lu wuute ci gis-gis loolee gisinu nit ki la te it bokkul benn yoon ci wàlluk yoon loolu yëpp buñ ko tënkee war na doon loo xamante nit dafa war a jur ak saafara ak yoon yoo xamante nit war nañ cee mën a sukkandiku waaye ba léegi itam ñoom ñoo ñeene mënuñoo nangu benn yoon ab nit goo xamante nit da nga ne ab bâtonnier nga waaye tamit nga mën a taxaw ne ñoom seen censeur nga ñoom magistrat yi te itam mënuñu nangu benn yoon tamit ñu leen di tuumaal UMS ñoom ci seen bopp mit ñuy woo ne rek ab dal des na ci war a amaat waaye tamit jël say responsabilité loolee lu war la ci askan gépp Habib Faye ñu dellu ca Thiès cour d'appel ba ñu ngi leen doon wax sànq ni dañoo dàqaat ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin àtte bu garab yu bon yu Touba Belel mu di loo xam ne avocat yi ñu ngi koy rafetlu bu baax baax àttekat bi li tax mu jël dogal bi mooy dafa jël ab kayit yóbbu ko ci Amadou Ouri Diallo ngir bu bés ba mu ñëw ñu dem ca Thiès fekk ji fa Cheikh Anta Diop ak Seylatia.
atte bi jëmoon ci garab yu bon yiñ doon jaay cour d'appel bu Thiès dàqaan na ko ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin bi di ñëw ginnaaw bi avocat yi sàkkoo Mamadou Ouri Diallo ngir mu mën a dikk ci tribunal bi jàkkaarloo ak attekat yi juge bi nag di sàkku ci Mamadou Ouri Diallo mu dikk ci tribunal bi tax na ab citation daañu ko yóbbu ci këru Mamadou Ouri Diallo ngir mu dikk ci tribunal bi loolee nag mbir la moo xamante ne avocat yi nga xamante ne ñoom ñooy layool ordre des pharmaciens rafetlu ko lool. Mamadou Ouri Diallo bi ñu bàyyi remplirul sax condition pour mën a am grâce loolu nag bi ñu ko waxee la cour bi ubbil nañu bunt ndax mënoon na ni man de xaw ma nu mbir mi demee décret de grâce daal a ngi nii te ku am décret de grâce man mënatuma laa àtte xam nga mënoon na tirer les conséquences mais defu ko def ni damay dàqat dossier bi yóbbu ko ba le 24 juin weer wi ñëw ci liñ ci neex c'est que kiy toppaate di parquet général ànd na ci wax boobu le 24 juin Mamadou Ouri Diallo taxawul fekk ñu cité ko danañ ko condamné. ci geneen wet gi maître Khassoumou Touré wax ne ki nga xamante ne moom lay layal di Bara Sylla dañoo war a jubli ci ay mbiram ngir mu féete boor. Bara Sylla dañ ko war a àtte Bara Sylla ñaanul grâce te bëgg ma aussi Bara Sylla di subir rëq-rëq yi nga xam ne am na si dossier bi parce que li ñu àtte woon njaareem àtte boobu ñun ànduñu si mësuñu si ànd moo tax ñu def appel. di àtte boo xamante ne ñëpp a ngi koy xaar rawatina ñi nga xamante ne ay pharmacien lañ wax ne dañoo bëgg nag mbir mi ñu baral ko ñu xam nag wànneen fu muy mujjee ak i gëtëm. moom Amadou Ouri Diallo ci àtte bu njëkk ba nag ca tribunal bu Diourbel dañ ko tëj ca juróomi atu kaso waaye ca ginnaaw sa dañ ko jéggal ka ca des di Bara Sylla moom juróom-ñaari atu kaso lañ ko tëj ci garab yu bon yooyu le nag ñu ngi ko jàppoon ci at yi le weesu booy xool koppar gi mi ngi toll ci 1 milliard ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay millions ñu wax leneen muy fitna gi yeewu fan yi ci réew mi que nit ñi ñuy faat kii di professeur Magaye Seck moom li mu jàpp mooy du ab mbetteel moom sociologue la di jàngale criminologie ca université Boston ba nekk ca États-Unis li mu jàpp tamit mooy ni jamono ji société bu Sénégal moo nekk ci ab crise waaye li di peine de mort ku faat ñu faat la ñu indiwaat ko nee na loolee du saafara ndax misaal gi mooy États-Unis foofee am na yenn état yu koy doxal te terewul nit ñaa ngi fay faatu ba léegi Ousseynou Diop daje nag moom ca diwaanu Ndar ànd ca ak Abib Seck. waxtaan nañ ci lu bare ak ñoom jeune ndaw yi mais aussi waxtaan nañ ci ak auto école yi dafay tax ñu gën a farlu d'abord si nu ñuy jàngale parce que auto école aussi foog nga maîtriser ko. di jéggalu mbokk yi du ñàkk ci kanam tuuti Ousseynou Diop ñu ànd ak moom ci élément boobule ca diwaanu Ndar Géej fii ci Ndakaaru nag dawalkatu woto yi am na benn jafe-jafe bu ñu bokk ñoom ñëpp mooy fu ñuy gaare seeni woto ay parking bëriwu fi moo ne commune yi yàggul dara daal dinañu aménager yenn ci ay espace ngir ku ñëw taxaw ngay fay ak loolee ñuy duppe ay horodateur maanaam dañuy xool ban waxtu nga fa def ngir nga mën a fay ñoom dawalkatu woto yi am ci yaakaar mu di ab système bu tukkee ci benn lëkkaloo diggante public bi ak privé bi di sa Préra doxantu na fa ak Jafara Ba. am foo gaare sa woto ci xel mu dal Dakar nekk jafe-jafe pour borom woto yu bari situation bi nag nekk ci yoonu soppeeku ndax ab projet bu ñu tàmbalee fële ca commune bu Fass Gueule Tapée. depuis bu ñu commencé vraiment on a formé nañu jàngal nañu plus de 300 jeunes liggéey bi. pour dimbale askan bi. bu ñu buggee ñëw gaare seen oto ñu bañ a am ay difficulté voilà ñu bañ a am ay difficulté te ba pare mairie bi daf ñu jox ay espace yoo xamante ne dañ koy aménager ñun Smart City ñoo ko jël aménager ko defar ko ay parking yu rafet pour ñi nga xamante ne dañuy am ay difficulté bu ñu ñëwee ñu gaare sans problème. da lay proposer ay type de paiement bu nekkee borom taxi nga dafay bind taxi bu nekkee borom auto normal nga dafay bind parking. bu nekkee minibus tata wala car rapide nga yor dina bind minibus bu nekkee car bu mag la dina la bindal car bu nekkee da nga war a fay amende dina bind amende bu nekkee da nga war a tamit fay fourrière da la koy bindal. oto yi gaare bu rafet te mu ànd ak sécurité askan ba yeewoo Fass Gueule Tapée di rafetlu ni projet bi soppee xar kanamu quartier boobu. yéeg parking dagg sama ticket ñu stationné ma normal kenn ku ko def ku nekkul ñoom dañ lay sabo bu ñu la fayee sabo di nga fay 6000 au niveau de mairie bon loolu règlement dafa jaar yoon et puis sa oto day nekk sécurité aussi parce que ñoom ñi koy def fii la ñuy nekk toute la journée dañuy toog di la surveiller sa oto mun doon lu ñu rafetlu
bon dafa rafetal dëkk bi maanaam xar kanamu dëkk bi dafa yànj mais bon da ngay ñëw gis oto bu ñëw gaare nu ko neex nga bëgg stationné sax doo am foo stationné loolu bu fekkee ñoom dañ ko stationnement dafa xat loolu moo ko waral nu la neex ngay gaare mais bu fekkee mairie de Fass dafa defar lii nii ci zone am Dakar Plateau def ko Médina def ko et tout kon képp ku ñëw di gaare di stationné di nga stationné normal nit ñi dëkk bi yaatu am xar kanam bu rafet bu yaañu nañ defaraat jikko yi quoi man lii loolu la may jàngal nañ defaraat jikko yi. fii ak ay weer yi di ñëw gestion parking yi fii si Dakar mën na am ay coppite yu bare muy ci wàllu organisation bi waaye it muy ci wàllu koom-koom bi ndax collectivité locale yi dinañ si mën a gis seen bopp li yëpp ndax partenariat public privé. defaraat jikko yooyu le professeur Magaye Seck di wax moom ab sociologue la di jàngale criminologie ci université Boston ba ca États-Unis ñu ngi leen ko doon wax sànq mooy nit ñu ñuy faat lu bëri fii ci réew mi nag dafa jàpp ni askan wi ci boppam ñoo war a xoolaat seen bopp te du ab mbetteel lu ñeel ñu delloosiwaat peine de mort ku faat ñu faat la mu ne du ab saafara ndax booy xool États-Unis criminalité ba dafa am dayo bu rëy a rëy sax te terewul am na état yu bëri dañuy doxal peine de mort Ousseynou Diop Habib Seck ca Ndar géej. jafe-jafe la ñu nemmeeku ci Sénégal jamono jile ñuy faat ay nit ñenn ña ñu leen di sàkku wala boog sax ñu leen di def naka sudul noonu loolee nag professeur Magaye Seck di sociologue waaye tamit di jàngale wàllu criminologie ci université bu Boston ci États-Unis nee na loolee du mbetteel ndaxte ci atum 2006 ak léegi lu ni mel ñu ngi koy nemmeeku ci réew mi mu jàpp ne sax askanu Sénégal dafa nekk jamono jile ci crise ñun gisoon nañu ni lii mi ngi ñëw 2006 mbir yi doy na waar mais léegi 2019 dafa mel ni dafa gën a doy waar. bu fekkee da nga am problème te defoo ci dara il faut s'attendre à une aggravation dañu nekk di li ñu nekk nii ay dindu ko. professeur Magaye Seck àndul te nañu jàppee ni dañu war a dellusiwaat peine de mort maanaam ku faat ñu faat la mu gis ni États-Unis loolee lañ fay doxal waaye ba léegi jéye ya ma ngay gën a bare ma ngay xamle ni sax loolee dañ ko war a teg ci suuf. Sénégal gi suñu tàmbali woon rey ñiy rey it problème bi du fi jóge ndax problème bi du loolu problème bi moo di ñàkk gi xiif gi mbon gi soxor gi iñaan gi foofu la. te solution yi nga xamante ni joxe na ko nag ngir jafe-jafe yi Sénégal di dund jamono jile ñu daal koy mën a génn bokk na ci ñu delloowaat xale yi jàngal leen ngir ñu mën a génn ci guddo gi ñu dugg. solidarité ci moralité lay jëkkee daal di ci teg ay valeur su fekkee amuñu suñu moralité xàmmeetuñu diggante lu bon ak lu baax lu jaadu ak lu jaaduwul lu jub ak lu jubul xamatuñ ci dara loolu mooy indi injustice bi nga xam ni moo taxaw. kaddu yi lay professeur Magaye Seck mi ngi ci amal ci conférence bi nga xamante ni association Saint-Louis solidarité ñoo ko doon amal Imam Ratib doon amal waxtaan ba moom sax porox ndoolu na ca mbir mi jàpp ni Sénégal jamono jii jafe-jafe yi ñuy dund force rek ñu delluwaat ci maam na ñu yare woon maanaam ànd nekk benn waaye tamit di jàppalante. ginnaaw bët gànnaaru réew ma ñu dem ca bët Saloum ca Casamance foofule bu di ngeen faral di dégg lu ci mel ni ay fruits wala légumes lu ci bëri dafay yàqu ndax duñu gis ñu ko jënd ba tax na ay soxna yi nekk ca diwaan boobule ñuy duppee ñàgga ab commune la ñu ngi leen di tàggat ci naka la ñuy def ba soppi produit yooyu le muy légumes yi wala fruits yi ak tamit ay céréales loolee day tax ba ñu ci bëri sax du ñuy bëgg a jóge foofule fa la ñuy toog di liggéey di ca suturlu reportage Abdoulaye Diallo. Casamance doon ab diwaan bu naat lool ci wàllu mbéy mi wàllu jëmbat ay garab ak i wàllu sardine mu waral ay fruits ak i légumes yu bëree bëri yi fi am waaye lu gën koo bare ci fruits yi ak i légumes yooyu dañoo faral di yàqu ngir ñàkk exploité gi ñu leen dul exploité ngir indi saafara ci situation bi ni mel Caritas Kolda dafa dal di tàggat jigéen yu commune Nianga ci nan la ñuy transformer ay fruits wala ay légumes ba ñu nekk cere. Nous avons pu travailler le manioc en couscous, la mangue en couscous et le chou pommé en couscous. Et je crois qu'elle retourne chez elle heureuse. am na ñoo xam ne wax nañu ma ne carrément suñu mango yi léegi duñu nëb parce que ñun dinañ xam ñun jigéen ñi dinañ xam naka la ñu leen defee pour ñu bañ a nëb dañu leen transformer en cere. booy def woon programme ki baax yàgg nañu wut formation bu mel ni waaye mënuñu ko woon a am xam-xam yu yees yi ñu jot a jàng ni am nañu njëriñ lool ci ñun bu njëkk ba dañu daan ñàkk lu bëre bëre ci suñuy fruits wala légumes waaye léegi loolu dootul amati ngir technique bi ñu jàngal nii.
Caritas Espagne di leen jàppale seeni bile projet dafa yëngu ci wàllu mbéyum sardin. ñëpp xam nañ ne am na ay période yoo xam ne production bi dina bëri mu am période yoo xam ne nag du am production maraîchère léegi pour xeex maanaam insécurité alimentaire boobu ñu jàngal leen nan la ñuy soppalee produits maraîchers yooyu pour que ñoom période bi nga xam ne du ñu def production ñu mën a utiliser produits yooyu fekk ñu conserver leen parce que dañ leen transformer mu permettre leen ñu conserver leen. jeexital projet bi mun naa bokk ci luy dëgëral wàllu jàmm ji fii ci Casamance xeex wàllu tukki jël gaal mu waral Caritas fas yéene gunge yi la jigéen ba ñu sos seeni fédération. ca Sédhiou moom siiwal nañu seenub revue annuelle bi ñeel jàng bekk jàngale bi maanaam ni muy doxee ci at ba yépp foofule gouverneur ba li muy sàkk mooy yenn ci ñuy jàngale ci préscolaire yi muy animateur classe préscolaire yi ñu leen gestu di leen jox am koom bu weer deewee ñi nga xam ne tam ay jàngalekat la ñu leen di yóbbu ci ay diwaan yu ruqe faaw ñu leen di dolli ngóora di leen jox ay prime moom Habib Léon Ndiaye moo wax lu ni mel ñu déglu ay kàddoom ci micro Bakary Konté ak Xali Jàmme. am na lu am solo li nga xam ne war nañ ko def ci wàllu lu ñuy woowee CPC classe préscolaire communautaire mooy fu tout tànk yi di dem ndax gis nañ ne UNICEF am na liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko ci waaye gis ñu nekk ñu si bëri am ñu payoor moo tax ñu xalaat ni communes yi fokk ñu dugal si seen loxo pour ñu xool nan la ñuy mën a motiver ñooñu pour ñu des si classe préscolaire yooyu ndax nekk na li nga xam ne lu am solo la ci wàllu njàngale bi fii ci région Sédhiou. beneen bi nga xam ne tam jot nañ ko wax mooy ci wàllu abri provisoire gis nañu jéego yi nga xam ne moom la ci nguur gi def ndax taux d'abri provisoire yi ci année 2015 yi nekk na ci quelque chose comme 68% léegi ñu ngi ci 26% loolu wane na que ni am na jéego yu mag yi nga xam ne nguur gi def na ko ci donc ñu ngi ñaax ñi nga xam ne ñoo siy yëngu ñu jàppale ñu pour région Sédhiou ñu mën a fàtte lu ñuy wax ci ñuy wax abri provisoire. beneen bi mooy jàngalekat yi nga xam ne dañu nekk si diwaan yi xaw a am ay jafe-jafe loolu tam am na lu am solo li nga xam ne nguur gaa ko ciy def waaye ñu ngi ñaan bu fekkee mën nañu am ay benn système de motivation bu ñu leen di defal pour ñu gën a yàgg foofu dina nekk lu am solo parce que seetlu nañ ni dañuy amee résultats yu baax a baax waaye bu demee ci diir ñaar ba ñetti at donc ñoo enseignants yi dinañ fa jógee ñeneen ñu bees ñëw donc loolu day indi gàllankoor ci suivi bi. te usuy moom ndongo ñi di waajuru ndongo yi li ñuy xeex mooy ëmb yu teel yi ñi nemmeeku ci jigéen ñi la ndax lu ci bëri moom mooy tax ba ñu bàyyi seen jàng dem toog ca kër ga ci benn assemblée générale bu ñu doon amal ca inspection de l'éducation et de la formation la ñu yëkkati kàddu yooyu de ñu ne nag xeex bi dinañ ci boole bépp kilifa cosaan ak aada nekk foofule taxawal tam ab comité de suivi muy lépp lu ñu fa jëlee ci dogal ñu koy topp ngir mën koo jëmmal Daouda Mané moom moo jiite APE muy association parents d'élèves yi nekk foofule ci Oussouye ñu déglu ko ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mondia. ëmb teel yi vraiment loolu la ñu ne par exemple métti na gis nañu parents yu bare affaire bi daf leen sonnal xamuñu sax que fii la war a mujjee parce que da nga jël sa doom yi su demee ba ëmb nga ñëw par exemple yow même doo toog chaque fois yaa ngi fale wala parfois même mu am difficulté mu dem ba opérer soo amee opération am na yeneen concours nga am ne par exemple xale bu jigéen su amee opération du ko mën a def. parce que opération bi moo tax du mën a def parce que suñu nee par exemple daw est-ce que dina daw du mën a daw suñu taxawaay bi mooy ñun lu ñu war a def il faut ñu dem d'abord seet d'abord ñi nga am ne école bi ñëpp ñu ñoo ko fa fii Oussouye dañu am sax ñu am fi nga am ne kilifa yi nga am ne par exemple aada yi surtout kilifa aada yi soo demee ci moom nga wala ñoom chaque fois am nañu réunion am nañu gisante seen biir ñu dem seeti leen loolu la ñu bëgg a def. ñu mën a comme ça ñu former ay comité de suivi ñi nga xam ne par exemple lu ñu wax fii mu dem au moins mu nekk une réalité. yaatal mbindum alxuraanul karim ab benn jongante la bu ñuy amal fii ci réew mi mu di jongante boo xamante ni nag faaw nga xam bu baax a baax loolee di kon bind mi niñ koy defee ci téere bu sell wowule ñaareelu édition bi mi ngi amoon ca Grand Théâtre ci teewaayu Ibou Diouf ak Thierno Laurent Mendy. mu yàb xalaat bu ñu yëkkati ngir gën a dooleel mbindum alxuraan loolee ñu duppee yaatal mbindum alxuraan di ab concours buy dajale ay xale lu ñuy sàkku ci ñoom ñu gën a fësal seen xarañte ci mbind mu rafet. alxuraanul karim Sénégal musuñ cee des ginnaaw ci jàng ko ak bind ko waaye jamono yii nag egg na ci mustawa maanaam dimension boo xam ne njàngu tajwid bi moo gënoon néew doole waaye tey mi ngi dem ca kaw
waaye li nga xam ne mooy bind alxuraan nag moom itam mi ngi gën a dem ci suuf. concours bi nag ñu gis ne rek ngir nga jël ko faw nga mokkal alxuraan mokkal tamit li nga xam ne mooy bindam loolu ñu gis ne rek dafa am ay normes yu ñu lal. ndax ku ne xam na ne sallallahu alayhi wa sallam ba mu fi jógee ba léegi étape yi alxuraan jaar ba tax ñu jot ci ba mu mel ni mu mel mbind moo tax kon nag menace la bu réeree daara yi bàyyi mbind loolu moo tax mu yëkkati benn budget bu mag a mag ngir ñu organiser ko concours yaatal mbindum alxuraan ci mboolem Sénégal ba mu daj. ñi am xalaat bi nag ñu gis ne rek ñi nga xam ne ñoo jiite bile concours moom seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu mi loolu tax ñu samp ab comité boo xam ne octobre 2017 ak léegi moo fi nekk. waaw xanaa sant yàlla bu baax rek ndax jàmbaar mu amul ku ñu dimbali rek moo am waaw ndax ñi ko doon defandoo ñëpp rek maanaam gënu mujjee mokkal kenn alxuraan gënu mujjee dàq bi ni kenn. maanaam day tawfeex suñu borom rek lu mu suñu borom tawfeexe la waaw waaye du tee nag ñoo am ci kontaan ak mbégte ndax lu mbooloo di xëccoo bu la ci yàlla joxee ndam sant yàlla rek maanaam da ciy war kon sant nañ ci yàlla bu wér-wér daal wax dëgg yàlla ki ndam sant nañ ci yàlla bu wér-wér. édition ñaareel bi yoon tax na nag ay candidats yu bàyyeekoo fépp ci biir réew mi ñëw fii ci Ndakaaru jongante ci liy aju ci yaatal mbindum alxuraan. tàggat yaram benn ponk la football ak coupe du monde ñu seenaat motagul ñaar fukk dañ koy amal ca Pologne Sénégal qualifié na ba noppi ci huitième de finale ginnaaw ba mu dooree démb Colombie ñaari bal ci dara ñoom ndaw ñu Youssouf Dabo yooyu le di waajal seen ñetteelu match de poule naam sax nag soxlaatuñu ko ndax qualifié nañu ba noppi Mamadou Fall. Sénégal qualifié ci huitième de finale bu coupe du monde U20 yi. yéen kaay yi xëyee tey. jërë ngeen jëf Famara Ibrahima Sagna jàpp leen tur bu baax a baax ndax la di séntu ci dialogue national bi ci njëkk yéenekaay bi nañu président Macky Sall nee na dafa bëgg a dooleel déggoo gi ngir ñu jublandoo ci wàllu émergence mu di ak yokkute ñaareel ba di fexe ba gën a jëmale kanam système démocratique bu Sénégal union des magistrats du Sénégal am nañu lu leen métti les éco nañu loolee leen métti ba def leen ñëgg-ñëggu xol mi ngi jugee ci maître Mbaye Guèye mi bâtonnier de l'ordre des avocats kàddu yi mu fi yëkkati kay rek moo neexul magistrat yi moo waral kuréel gémbu magistrat yi réew mi di union des magistrats du Sénégal def seenu communiqué di ko ca ñaawlo di wax ne bâtonnier bi wàcc na ab àndam xel mënul nangu mu wax li mu fi wax baa mu doxalee ni mu doxalee bay yegg sax ci di menacé waate la Sénégal nañu waa UMS di union des magistrats du Sénégal dañoo yamale maître Mbaye Guèye tegaat ko ci palaasam ci li mu ne bu ñu ko moytuwul dina wax ci justice su Sénégal luy tàkkate du fay wax ci lu kenn dul wetti Le Quotidien nañu waa union des magistrats du Sénégal xamal nañu bâtonnier maître Mbaye Guèye ne li mu def moo di dàqum ginaar waxaale sa soxla waaye amul benn disposition légale buy tere ñu teg loxo nit ci kanamu kaso Vox Populi nañu règlement bu UEMOA bi indi na ak pëccëxoo ci justice bi tax na ba magistrat yi réew mi kaw ak réew mi di xottante ay robb borom robb yekk musóor yi di jigéen ñi Sud Quotidien nee nañu fipp nañu nee nañu dafa doy keroog samedi kuréel gi di collectif contre les violences faites aux femmes et enfants ñoo woote woon ab toogaanu ñaxtu ca place Obélisque ñu bari ci jigéen ñi demoon wuy ji leen la ñu fa doon manifester ka ñaaw la ko naqarlu Sud Quotidien nañu moo di nit ñi fitnaale jigéeni réew mi di leen yekkataan di dal seen kaw dem ci sax ba di leen di faat loolee la ñu bëgg mu dakk bëgg na it kilifa yi jiite réew mi jël ci ay matuwaay nu mu gën a gaawee ndax lu ëpp tuuru Sud nañu manifester yamul woon rek Ndakaaru jigéen ñi manifester nañu ca Tambacounda manifester nañu it ci Ziguinchor enquête dina kay di ñu xamal ci weneen wàll ne député yu jigéen ci assemblée nationale li ñu bëgg moo di jël peine de mort bi yóbbu ko assemblée nationale ñu waxtaane ko fa xool ndax dañuy delloosi peine de mort ci réew mi am déet réew mi quotidien nañu bu ajoo ci état bu Sénégal rek de du am ne état bi nee na kenn du fi delloosi peine de mort maître Aladji Diouf nañu ci xët mu njëkk journal bi ñoom am ne seek yeneen xeeti kuréel yi bañ ñu delloosi peine de mort ci réew mi ñoom ñëpp a yem ay faramaçon lañu ci jamono ji ñuy waxi peine de mort rek waxi ku rey nit dañu laa war a rey l'observateur ne nañu am na benn Baye Fall bu rey benn sàmmkat ca Bambilor waa ji Ceerno Sow la tudd Les Échos nañu Baye Fall bi fital la dóor sàmmkat bi mu faatu Vox Populi dëggal xibaar bi ba xamal ñu sax ne leen di coow li ba jëye ji topp ci Baye Fall bi fital sàmm bi mu dee moo di nee nañu sàmmkat bi dafa bàyyi jur gi mu doon sàmm ñu dugg ci tool bopp Serigne Modou Kara moo ko moom. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko yéen itam ñaandoon ak télévision Futur Média bu 19h jotee incha allah dinañ leen tegtal yeneen ci ay xibaar di leen ñaanal ngeen yendoo jàmm.